dëkk bii mbokk yi foog ñu taxaw ci àq néew ju doole yi xam ngeen ni bare na ci yéen ñoo xam ne yàlla may na leen wërsëg su toll ni lu mu ñàkk-ñàkk solo mën nañoo taxawal capp seen kër ndox may walwali waaye am na ñu ko mënul ñooñu dañ leen di bàyyi rek naan waaw garaawul déedéet moo tax bi nu commencé xeex bi am ci kilifa yoo xam ne dañu dem sax bay layyee naan nun naan ndoxum jàmbur te fayoo ko xamuñu ko booba la ñuy wër dëkk bi ni bu kenn fay ma ni leen waaw yéen ban jàmbur ngeen di wax ban jàmbur état bi suñuy impôt lay jëriñoo société bi fi dikk gasu fi forage tàll lu fi téewa dafa lu fi kenn dara lu nu ko ameel ba ñu naan foog ñu fay ko nun rawatina ba nu xamee ne ndeke moom lu mu fay da koy dajale def ci gafakaam courant sax du ko ci fay xool leen lii mbokk yi mbooro gi nga xam ne foo gas 20 mètres ndox muy bëlëxi du jeex nu dëkk fi yàlla defal nu environnement bu baax bu jekk bu rafet bii nu yàccaaral ba ay nit dikk di war ci sunu kaw guddeeg bëccëg loolu bu nu ko nangooti de nanu lànk loolu day jeex looloo ni fi dajale tey incha allahu ñii di jël kàddu yi daañu wax ak yéen wax leen nan la ñu fas yéene sàkku ci yéen ñu teg fi comité de pilotage boo xam ni dana wala comité de gestion boo xam ne dana mën a doxal forage yi incha allahu ndoxum Mboro bu ma demee ba mu yàgg may gis ndox mu xonq wala sama ndox di dagg ma dem attana dem songi monsieur Ngom ni ko hey sama ndox mi kat lu ko tax a mel nii voilà te bu ma demee ba awma lu ma faye ba awma ko ñëpp xam ne awma ko du tax monsieur Ngom dikk naan ma dama lay dagg parce que boo nanga ma naan ko waaw waaye nga muñal ma nii mun ma kon dootoo amati ndox te looloo fi nekkoon looloo fi nekkoon dem naa kër goo xam ne wallahi borom kër ga dafa génn àdduna yaakaar naa ni suma juumul ña doon téen ji pareeguñu ñu andi leen facture juróom-ñaari junni ñu déplacé yeb la dem di fa sarxooka lewaayu ba avance yi ñetti junni waajan leen bu bi sàngame bu ngeen ko fayul ñu coupé leen te dootu leen amati ndox loolu rafet na yu mel nii la ñuy bañ dañoo bëgg Mboro ñàkkul dara yàlla def na fi lépp incha allahu taala lépp du ndox mi dong de ndox mi lan tàmbalee rek loolu dama koy wax man mu leer wax lu wuñ ma ko nag waaye man maa jàpp ni man de dootuma tekki samay jàjj te Mboro teguwul ci yoon loolu moom amul fal nañu diw amul falu ñu diw moo tax ba ñu dikkee naan ma waaw da ngeen a légalul parce que na mën leen kuy teg luwaag bi gaa yi nekk fee di xuloo ko xeex ci seen i intérêt personnel ñooy teg luwaa yi de ñun ñu nekk fi naan légal nag teg nañu luwaa ñoo ñaa ñuy tegal luwaa yu légal ak yu légalul lànk nanu kon mbokk yi yëf yi ñëw na noo ngi jéggalu xam naa kàddu yi xaw naa doy waar waaye ngeen jéggal nu ko rek te xam ni incha allahu taala fas nañu yéene jox ñi nga xam ne ñooñu gën a xam yëf yi fopp gën nu cee nangoo sonn nu sant leen gërëm ni leen bu baax di leen wax ni wallahi xeex yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam benn waaye dafa dikk ni ko waaw boo gisoon ku dikk na nga ma bëgg a jël sama alal ci force nu may def mu ne ko lànkal mu ne ko waaw su xeexee ak man nag mu ne ko xeexal ak moom mu ne bu ma rayee nag mu ne ko nga dem àjjana mu ne su ma ko rayee nag mu ne ko mu dem sawara waaye ab julit du ñàkk fayda nit sax daa warut a ñàkk fayda waxuma laa ko julit aqi doomi aadama yi foog ñu sàmmonte ko Nations Unies li ñu teg mooy kenn sañu la dagg ndoxum nit parce que dafa fayul kenn sañu ko ku ko fi def ku ne dañ laa war a kalaame parce que dagg ndoxum nit mooy rey nga ko nit su fekkente ne 80% ci yaramam ndox la nga dem couper ndox ma fu mu jëm voilà nga dem fekk ay néew ji doole yoo xam ne wallahi bu dëkk bi ñàkkaan ndox bu jëkk ba ma gis jigéen ñi ngàbb seen paan yi dugg mbedd yi damay jaaxle man dama xool leen Mboro ni mel réew yi nga xam ne ay 100 mètres ngay gas doo ji sax bàq waxuma la ak ndox du fa manqué guddeeg bëccëg wallahi 12 ans def naa ko Égypte mosuma gis facture ndox voilà 12 ans laa ni def naa ko Égypte di ko jàng foofu mosuma gis facture ndox déedéet amul kenn du ko fay voilà
Serigne Mbacké Niang nee na 6 mois la ñuy def benn facture kooko day yomb lool maanaam ñoom dañu jàpp ne ndox moom sëñ bi ndox moom ku ko xañ nit yow nga dikk fii Mboro gu yomb gi ñu ne la mètre cube boo def juróomi bërigoy ndox la na nga ca fay juróom fukki dërëm mënoo jox nit ñi ndox xanaa di leen far de guddeeg bëccëg waruñu ko nangu société bu fi dikkati lu mënu teg nanu ko étudier su ko waa dëkk bi ma nee barke démb maa ngi jéggalu foofu lay tëjee te jox coordonnateur ñu tàmbali mi ngi guddi benn waay dafa dikk nee ñu dañu lay tegal benn kii léegi bu ko defee mbalit mi nga add abonné 1500 francs weer wu dee nga fay 1500 ñu di koy jël si jamono bu nekk man leen du ma ci joxe dërëm mbalit mi dama ko waroon a jaay sax ñoom ñoo ko soxla defar nañu seen usine ba toog di xaar lu tax ma leen di fournir matière première yi ñoom ñu koy jaay ñu ma koy jaay ñoom lànk naa ca ëllëg sa beneen booy dikk ni ma ñu ngi monter benn société ci biir Mboro boo xam ni dañuy wut sunuy moyen di ko roñ ngeen di joxe ma ne ko bu ngeen ma laajee 5000 francs par weer ma joxe ko parce que ci dëkk bi ngeen bokk te defari leen yëkkati taxawal leen société yi mu dox mën nanu ko yal nañu yàlla teg ci yoon siratal mustaqim kon rek dañuy jox imam mu defal ñu ñaan ñu tàmbali jotaay bi bu ko defee ñu joxe programme bi ndax fi mu toll nii it buñ demee ba ci biir it kuy jël kàddu na ko jéem a tënk ndax waxtu wi fi mu toll nii daf ñuy xoj waaw kuy jël kàddu na ko tënk bu baax ñu gaaw ci programme bi ndax am na lu rëy lu ñu war a waxtaanee ndax ndox mi bañ ko jëlee ba léegi kenn ku ci nekk xam na ni fiñ ci jaar ak lépp loolu jaratul ñu koy wax nit ñi jaratu ko li jar ñu koy wax moom mooy bilan bi nga xam ni bañ ko yoree ba léegi te ñu bëree bëri yaakaar naa buñ dee taqal nit wala ñuy am lu ñuy sànni ci deram ci ay koppar lay njëkk a jaaree wala ci soxna kon nag il faut que ñu leeral leen fépp fuñ ci jaar dërëm bu ci nekk fan la dugg fan la génn bu ko defee kenn ku ci nekk xam ni ñun yor yëf yi taxuñu woon a jukk ndax ba ñuy tàmbali la ñu waxoon moom mooy jële fi Aquatech tegaat fi beneen comité loolu nag incha allah mooy jeexal waxtaan wi muy tegaat fi beneen comité boo xam ni ñu am xam-xam xereñ lool ci wàllum yore mu ndox incha allah ñooñu lañ koy jébbal maanaam jébbal bi du dañ leen koy jox rek daal di dem tëddi nelaw déedéet tey ñiñ koy joxit maanaam ci ñun ñii lay jóge maanaam kenn ku ci nekk comme nañ ko daan defee muy délégué de quartier yi kenn ku ci nekk di nga joxe ka nga yaakaar ni kat buñ ko ci dugalee ci liggéey bi dana jaar yoon ñu boole ñëpp tànn leen segg leen xool bu baax a baax ñi nga xam ni ñoom lañ fiy teg bu ko defee ñu jéem a doxal loolay jeextal waxtaan wi kon rek dañuy jox imam mu defal ñu ay ñaan ñu tàmbali incha allah ci programme bi. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaax di leen balaax di leen jaajëfal xam naa lii dafa mënul a ñàkk rek mais démb bi ñuy réunion de préparatoire dama noon xale yi jaru ko ñu ne ma déedéet foog ñu sant leen ma ne waa loolu moom d'accord naa ci waaye wax di gudd ndax réunion bi tey jii li ko taxat jóg yéen ñi nga xam ne ni yéen a nu ñoo ñëpp noo bokk xeex bi di waa dëkk bi ngeen jiitalu ci kanam yéen a moom réunion bi parce que dañ leen wax fi ñu toll ak li ñu ciy def wax leen li ñu namm ngeen wax ñu li ngeen ci xalaat ak nañuy def ba egg ca loola loolu mooy sababu réunion bi kon réunion bi yéen a ko moom kon noonu amuñ ci lu bari xëy na dañuy rendre compte rek le maximum possible li ci des ngeen eggale ko noonu lay demee moo tax ñun amuñuy kàddu ñun ñii ko woote ginnaaw bu ñu leen sante rek jaajëfal leen bu baax a baax leen sant bu baax xam ni fii suñu fi egsee rek yéen la ndax nag dañ ne am na loo xam ne su ko mbooloo su néew jéemee man ci dara rek am na mbooloo mu bari mu nekk ca ginnaawam loolu moo nu may li nu am ndax xeex bi li ma waxoon le sous-préfet man ko ñun waa Mboro waa Mboro ñun ñëpp ñoo bokk xeex bi dañoo jël na xëy na ñu ne ci kanam rek porté ko waaye tey jii su génn jotee rek di nga xam ne nii waa Mboro ñëpp ñu ànd ci xeex bi yaakaar naa ne keroog marché bi ñu defoon fi firndeel na ko kon xeex bi ñun ñi ak yéen ñoo ko bokk sant gi ñi ko moom mooy dëgg-dëgg mooy yéen ñi nga xam ne nii bokku leen ci comité de pilotage bokku leen ci panel bi mais lépp ci xeex bi yéen a koy def xel yu rafet yi ci yéen lay jóge njàmbaar gi yéen lay jóge lii doxal mbir mi di jóge seen poche yéen a koy def yéen ay fay seen i facture suñu laajee dara ni pour ñoom lu mel ni 5000 yi ñoo laaj presque yéen a ci man ba tey ji démb am na ñii di collecté wax nañ ma am na ñu ñëw ni 5000 yi des na dañoo war a joxe te am na ñoo xam ne bàyyi woon nañ ko ba pare kon xeex bi fi mu egg si yéen a ko fa andi kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax
lii nag dara dugaluñ ci ay sunu moromi doom lañ ci ànd ak sunu moromi jarbaat mais boo gisee ñu dugg ci ñun ñu ko teg ci ni ko oustaz waxee rek xeex la boo xam ne nii li ñuy wax le laa yu xayru maa bi xawin ataa yu xayru maa bi anfusihim man am du yàlla du wàcc di régleel benn xeet seen problème loolu loo xam ne dañ leen ko teg mu nekkul yoon te jéemuñu ci dara fa lay leen di seetaan dañ ciy jéem rek man loolu ma lu di xeex parce que bu ma ñëwee xool lii xam ne lii du dox laa leen ne Aquatech mi lim ñu bëggal def du sotti yàlla xam ne ba ma ko waxee booba xale yi formé wuñu lii Modou Kane waroon na fi nekk boo chef de quartier Mboro 3 mën na maa te en témoin moom laa njëkk a abordé ko génnal chef de quartier ñu wax ak ñii parce que lii du jàll ak yooyu ba mu ne ma keroog Mbaye voilà Mbaye yow fekkee nga ko ba mu ne Mbaye li nga ne ko ñu tax ñoo ci gën a ñàkk d'accord li ñuy bokk ci comité bi yaa ngi dégg yàlla dogal loolu jotu la dox bi ko xale yëkkatee moo tax man leen kenn du ma ci jiitu ci laa nekk boobaa léegi ak waa Mboro nun ñëpp ñu ànd ko yàlla ji dem dafa moom egsi fii léegi nag li ci nekk mooy des fois muy metti nag waaye nu xam ne yéen a nu yónni te ragal ñeme nañu fi nu jëm ñu ni ci mais nag bu demee ba muy bëgg a sës foog nu wax ak yéen ngeen génn waa seeni xel noonu cee doxale yaakaar naa ne xale bi bu duggee léegi dina dugg ci fi nga xam ne fi la ñu amee tuuti ay jafe-jafe su ko defee ngeen génnee seeni xalaat ak ñi fi bëgg a teg ñu mën a doxal incha allah bu ko yàlla dogalee mu dem ci nañu bëgg waaye daal ñi ngi sant ñëpp ñi moom sant gi dëggantaan mooy ñi nga xam ne ba léegi xeex bi tey la ñu gën a feddi seen ngemb te ba léegi amaguñu ndox am na ci ñoo xam ne ba léegi amaguñu ndox mais tey ji xeex bi ñoo ci man ñooñu xam nga ni gëm nañ seen dëkk gëm nañu li ñuy xeex man na ne aw ma ndox gars yi ñu am ndox mën nañoo xeex mais ba léegi ñuy xeex bi kon ñi ngi sant ñooñu bu baax a baax ànd ak loolu ñëpp ñoo jagoo cant bi ñi ngi leen di sant di la ñaanal yàlla yàlla defal na ci ndam lu kawe njort ba ndox mi egg fañ ko soxloo na ko jëmm jëlee xalaate woon di yaat ma njaay ma la yàlla na yàlla dolli leeram fa mu tëdd ni Mboro la walwal yàlla na ko yàlla def loolu la ci bëggoon ñoo ngi ci loolu yàlla na ko yàlla def jërë ngeen jëf auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala seydina muhammad wa salim mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla nañ yàlla boole baal wax ji du bari ndax sunu doom yi comme ni ko Asmalik waxee danoo jóg di xeex ndox man personnellement ñu fekk ma man ci xeexu ndox laa mës a dëkk moo waral ma ànd kook ñoom di xeex bi lu ñu fiy wax dootul bari ndax wax nañu lépp defe naa ne kuy taal sa rajo dégg nga nu kuy taal sa télé dégg nga nu wax nañu national wax nañu international ñëpp dégg nañu tey kay li ñuy def mooy comme ni mu ko waxee ñu def bilan déglu leen waaye dinañu sant ndax ku santul nit ñi soxlawul ngay sant yàlla dinañu leen sant bu baax a baax sama mbokki jigéen ñi ñoo ngi leen di sant bu baax ndax coono bi yëpp yéen a ko gàddaayoo su ndox ñàkkee yéenay dem fu ne ngeen dugg fa yéenay keleng-keleng yi ci capp yi fu ne ngeen dugg fa kon suñu wootee Aquatech dégage ngeen bàyyi seen soxla yëpp ñëw wuyu ñu suñu ne cotisation kenn mënu leen ci bu facture yi ñëwee ngeen fay kon dinañ leen sant cant gu am fu muy tàmbalee te amul fu muy yem waaye di santit nag autorité Mboro yi nga xam ne taxaw nañu pour jàkkaarloo ak ñun ñi bëgg daje ak ñun ñoo ngi leen di sant autorité Mboro yi nga xam ne ñu ngi jël seen poche di ko ci def di jël seen ñaq di ko ci def di jël seen xalaat yu rafet di ko ci def kon ñoo ngi sant bu baax a baax mënoon nañoo lim sax waaye temps bi moo ñu ko mayul waaye ku ne xam nga la nga ca moom autorité yi xam nañu lañ ca moom ñi ñu soutenir jàppale ñu di ñu wax waa leen góor di jël seen xaalis di ci def dinu joxoñ yoon wi xam nañu seen bopp ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal di sant waa Mboro yëpp may santit xale yi nag ndax ànd mag ak xale yombul waaye xale yi neex na noo àndal ndax seeni loxo set na dañ naan yaay booy rek dañ naan papa loolu ku mu doyul dara du la doy kon loolu rek laa ci doon sànni di ñaan lii nga xam ne yëkkati nañ ko muy Aquatech dégage di waxu ndox mi te ndox mooy nit mooy àdduna yàlla jàpp ci yàlla na ci continuer jàpp ba comme ni nu koy waxee rek kër gu ne lu mu néew ñu am benn robinet ci biir kër ga loolu daal laa amoon lu ma ciy sànni di sant yàlla bu baax di dellu nag di santaat waa Mboro yëpp jërë leen jëf. bonjour billahi mina seytaane jëm bisimilahi rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziar yéen ñëpp di leen balu ak tamit ci toogaay bi am na si ñoo xamante ne ñëw nañ fi depuis 16h ñoo ngi toog affaire bi xawoon am retard tuuti di si jéggalu bu baax di leen nuyu yéen ñëpp nag ku lim rek da ngay juum wala am ñoo fàtte ñëpp ñu fi toog quartier yëpp Mboro 1 ba 10 ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay
di ñëw rek tuuti ci li nga xamante ni ñun ñoo ko bokk ndax ndoxu Mboro moom foog naa amul xale amul mag amul góor amul jigéen ñëpp a ko bokk ku jug da nga war a jug ku toogit xëy na da nga yàlla moo la mayu rek nga mën a jug topp si mais kenn ku nekk am nga yéene jug taxaw si wala nga dox si kon ñun tamit bu ñu yàlla demee ba dimbali ñu tamit ñuy dem di si dox wala di si wax dañ koy sante suñu borom te xam ne yàlla moo ñu ko teg te bu yàlla bu la tegee da nga koy nangu moo tax ñu nangu ko ak xol bu set nangu ko timit def si suñuy doole suñu kàttan ak lépp luñ ci man ndax ndox moom ku ci xeex rek foog naa ni moom lañu waroon def caution bi nga xamante ne biñ demee seen rek toog waxtaan ak ñoom ñu ne kër gu nekk pour nga participer ndax bi waa Atlanta bi dem ñu bàyyi fi boru 57 millions yi ñu dem ñu toog presque 12 jours amuñu ndox biñ demee commencé gasoil bi ñu xam ne du dox ñu ne léegi kon nañ dem waxtaan ak waa Sénégal ñu dem ñu ne ni léegi il faut ñu indi caution yooyu am na ñi nga xamante ni dañoo jug bi ñu déggee loolu dañoo jug am seen assistante si ñu am indi jox ñu ne kon léegi kër gu nekk dañ si participer da indi Sénégal ñu boole ko buñ depuis décembre lañ commencé le 6 décembre ñu commencé question bi fan ñu dem ba mi-décembre bi ñu commencé ñu ne comme ñu ngi commencé di doxal courant bi il faut ñu defar ay facture ñu commencé di defar facture bi di encaissé di fay di yóbbu Sénégal bu ñu commencé encaissé bi depuis le 6 décembre ba léegi ñu ngi encaissé 53 millions 20 425 francs moom mooy recouvrer décembre ba juillet bii nii ñu ngi jox Sénégal depuis bi ñu commencé décembre boobu ba tey jii nii 38 millions 268 mille moom moo yóbbu Sénégal ci facture yi ak ci moratoire yi dépense yi comme ni ko El Hadj waxee ñi nga xamante ni ñoo ñu ngi liggéey ci biir ndox mi ñi nga xamante ni conducteurs yi comme ni nga ko waxee contrôleur de réseau yi releveurs yi dañoo jëloon tamit ay gardiens parce que dañuy jël forage yi ñëpp xam na ni ñu ko jëlee jël ay matériel tamit teg ko noonu bàyyi ko noonu te lépp ñu ngi nekk en danger ñu ne nañ wut ay gardiens yooyu ci ñi nekk ci liggéey ci lañ bokk ak ñi nga xamante ni wutoon nañu benn gestionnaire ak ñi nga xamante ni ñooy releveurs yi ak contrôleur de réseau yi bi ñu calculé ñoom seen dépense yi ñu génnee dépense yi nga xamante ne moom la ñuy def si affaire maintenance yeeg loolu ñu ngi toog si 13 millions 919 mille 850 francs dépense yi nga xamante ne tamit moom lañ ko fayee salaire yeeg yooyu ñu fay salaire ñu nekk si biir réseau bi nga xamante ne ñoo liggéey ci réseau bi ak ñu nekk si côté administratif bi ak technique bi bu ñu ko calculé décembre ba léegi nii ñu ngi nekk si 14 millions 219 mille 830 francs bi ñu ko calculé dépense yëpp
décembre ba juillet dépense totale yi 53 millions la 125 francs moom lay recouvrer depuis décembre ba juillet ñu ngi fay Senelec 38 millions 668 mille factures yi moratoire yi ak factures yi ci la bokk ñi nga xamante ne salaire yi ñu ngi toll si 13 millions 919 mille 850 francs ñi nga xamante ne moom la ñu defee maintenance yi liggéey bi rek ñi nga xamante ne ñu woo waa Louga yi waa Udoy bi parce que changé nañ si benn pompe bi nekk F1 dañ ci leen ba pare F1 bi dañoo changé pompe bi dañoo changé pompe bi kon seen maintenance ak frais yeeg bi ñu liggéeyee depuis boobu ba léegi moo toll ci 14 millions 219 mille 830 francs moo ko boole dépense yëpp ñu ngi nekk 52 millions 487 mille 850 francs en caisse ñu ngi yore actuellement nii 532 mille 574 mille francs moom la ñu yore en caisse di leen jégalu tamit bu fekkee ne am na lenn nga xamante ne dégg na rek te ñun ñuy ko gert leeral ku ci am tamit loo bëgg tamit ñu gën la koo leeral wala yooyu leen tamit mën ko laajee di gën a ko expliqué maa ngi leen di jégalu. waaw yaakaar naa ne kàddu yi leer na naññ waaye nag dina baax ñu leeral bu baax pour faram fàcce ko bi ñu jëlee forage bi ñu ngi ko jël le 26 novembre le 11 novembre la ñu coupé woon ak waa TEC wala bu 52 millions ak ñaari facture yoo xam ne moo waroon a ñëw fekk si 52 millions yooyu ba muy dem 57 millions la bàyyi Mboro yoo xam ni waa Mboro fay nañ ko seen xaalis ba pare mu dem yóbbu ko moom. liñ ñoom li ñu wax mooy kat cinq mille francs yi ñu doon laajte 5000 francs yi loolu moo ko waraloon ci bor boobu ñu dugal ci 2 millions 550 mille 2 millions 550 mille la ñu décaissé dem joxi waa Senelec ñoom ñu doog ñoo indil courant mooy 5000 francs yi nga xam ni doon nañ ko dajale ak 2 millions benn 1 million may nañ ñu ko ak beneen 1 million tamit bu ñu may ak yeneen yi nga xam ne may nañ ñu ko lépp bi ñu ko dajalee muy 2 millions 550 mille lañ dem jox waa Senelec bi ñu tàmbalee nag ñoom ñu signé ak ñun moratoire mooy kat borom Aquatech nee na Aquatech ba mu fi dikkee changé wul contrat bi nga xam ne moo ko boole woon ak Senelec ci temps wu Asifor yi contrat ba fi nekkoon Aquatech ba mu dikkee contrat boobu la continuer di exploiter forage yi moo tax waa Senelec mënuñoo topp Aquatech forage de Mboro la ñu mën a topp kon tey jii jaroon na comme que les forages de Mboro la ñu war a topp maire bi nga xam ni moom moo yore Mboro moo yore responsabilité moo waroon a taxaw kat ni ñu kat ah lii dama bëgg ñu teg ko sunu kaw ñu xool nan lañ koy doxalee jokk nañ ko nag yu ay yoon mësuñoo nëbboog moom mësuñoo réer ak moom loolu tamit il faut que nit ñi xam ko ba ñu tàmbalee avant ñuy séq benn jéego la ñu demoon ci moom waxtaan ak moom ne ko lii la ñu bëgg a def fépp fuñ ci mësoon a toll it dem nañ ba ca moom am na ñu ci bëri ñoo xam ne sax dem nañ ba ci biir gis ni kat na muy doxalee ñu jéem a fexe bay bëgg a jokk ñaari diggante yi waaye xàjjali ko amu ci saa su ne dem nañ ci moom jokk ko waaye Senelec lam ñu wax moom mooy kat les forages de Mboro il faut que comme que yéen waa Mboro laa gis il faut que ngeen tegoo bor bi ñun nag la ñu yitteeloon moom mooy kat jéem a fexe ba askan wi am ndox ñu ni kat nañu nangu bor bi ñu ni ñu kat li ngeen di def moom mooy weer wu dee da ngeen ci joxe 2 millions ci 57 millions yi te bokkul ak courant bi ñu leen indil ngeen di fay facture fin du mois yi facture fin du mois yi chaque fin du mois dana àgg 5 millions ba 6 millions lu bokkul ak 2 millions yi nga xam ne ñoom la ñu war a jox boole kook suñuy salaire boole kook suñuy frais de maintenance ku ne xam na ni loolu métti na kon nag ñiy taxaw naan du ñu fay ndox mi wax fa dëgg yàlla war nañu am yaraanga war nañu am yendaanga am déet ñu dem
bi ñu demee ñun ba xam ni kat 2 millions yi saf na ci ñun ñu demaat ci ñoom ni leen kat dañoo bëgg ngeen wàññi 2 millions yi ñu ne waaw mën nañoo wàññi 2 millions yi waaye 1 million 600 lañ koy def kon fii ñu toll ak yéen chaque fin du mois danañ fay 1 million 600 lu bokk ci 57 millions yi ba pare di fay suñu facture fin du mois ci forage yu F1 ba daan nañ fay 1 million 300 ba 1 million 900 forage bii nii daan nañ fay mooy cité Sëñ Mansour 2 millions 800 ba 3 millions jàpp 4 millions loolu boo ko boolee daanaka 6 millions la boole koog 1 million 600 mu nekk ñaata 7 millions 600 boole koog ñi fay liggéeyee il faut que ñu fay leen ak frais de maintenance yi mu toll ci 1 million 500 kon donc nañ jàpp ni 8 millions chaque fin du mois danañ ko génne teg ko ci kaw table ci te bu pompe paane dikkagul de bu pompe paane ñu dem jéem a lijjanti benn pompe bu ña koy dindi tamit ña koy génnee muy waa Louga muy service hydraulique Louga ñoo koy génnee te it buñ koy génnee it dañ leen yónnee xaalis ñu ñëw régler loolu te buñ fiy nekk it la ñuy nekkee lépp ñun ñoo koy jël en charge kon yorum forage yi du ay caaxaan tey nag li leen Faty Mbow defal mooy ba ñu tàmbalee ba yegg si fii bépp xaalis boo xam ne mës naa dugg ci si kees gi moom la leen defal nii ba ñu tàmbalee ba léegi li ñu jot ci li ñu jox ci xaalis ak li ñu jot ci facture yi moom moo àgg ci 53 millions 20 000 francs 425 sunu digganteeg Senelec nag dem na ba nga xam ne ñoom ci seen bopp dañ ñoo indil yeneeni compteur foofu la mbir mi nekkee nag ma bëgg ngeen dëgërlu bu baax a baax a baax a baax bi ñu demee ci mois de mai waa Senelec li ñu def ci lu ñu yëgul nag ci lu ñu yëgul bàyyi nañ ba ñu dem ñu indil ñu ay compteur intelligent lañ ko tuddee ñoom maanaam compteur yoo xam ne dañuy toog Dakar di la mën a yónnee ay facture te benn agent du jaar ci poste ba loolu nu mu mënta dem nu mën a demee nag dañuy toog Dakar xool seeni machine cak-cak xool génne la benn facture yónnee la ko ni la kat lii nga consommé moo ngi nii lii nga war a fay bi ñu dikkee ci fin du mois de mai wax naa leen sànq ni forage bële 1 million 300 ak 1 million 900 lañ daan fay ñu indil ñu mois de mai facture 2 millions 800 2 millions 800 ñu ne xam naa ni dañoo juum ak yooyu ñun leen fii am na erreur ñu ne waaw bind leen après daan leen répondre ñu dem ci mois de juin ñu indil ñu facture 3 millions 100 mille 3 millions 100 mille te ñoo ngi fa daan fay ay 1 million 300 1 million 400 ak yooyu lañ fa daan fay kon doublé nañ ko ba romb sax doublé ci mois de juillet ñu indi beneen facture 3 millions 700 kon mbir mi am na luy bëgg a laxasu ci biir ba ñu defee suñuy diagnostic ak suñuy lëñbët ak lépp li nga xam ne moo aju ci yeneen forage yi ñu wër ay jàmbaaloo ay dem nañ sax ba Dakar Mbay laaj leen waaye yéen est-ce que facture compteur intelligent yooyu egsi na ci yéen ñu ne waaw egsi na ci ñun waaye da bañ ñu ko installé ba léegi ñun suñu facture yi de xamatuñ lan moo ci xew fu ñu daan fay 500000 ñoo ngi fay 1 million 500 ñoom ñoo ñu koy wax de fu ñu daan fay 1 million ñi ngi fay 2 millions ba 3 millions ñu ne kon kay ñun yéen li ñu leen teg ñun moom la ñu teg bañ ko waxee ak responsable Senelec yi ñu ni waaw yéen seeni compteur yañ leen installé woon bu yàgg nee na yooyu normalul woon nee na normalul woon nee na consommation bañ daan fay ay 1 million 300 te fay nañ ko lu ëpp juróomi weer nag ak waa Tejit ba mu fi nekkee moom lañ daan fay ñu ne yéen seen compteur yooyu noonu normalul ak Asifor sax ba mu fi nekkee yooyu compteur ñoo fi nekkoon ñu ni compteur yooyu normalul nee na yu bees yi ñu leen indil nee na yooyu ñoo normal ñun leen waa yéen moom xam naa ne moom doo leen bëgg mukk di perte xaalis moom Senelec moom yaakaar naa kuy gën a bëgg xaalis ñoo la gën a bëgg xaalis moom duñ la may sax ñaari weer donc ñu ne nag léegi nañu bind nañ jox nañ leen ñaari weer a ngi nii facture forage bee fayuñu ko ndax lan dafa am erreur ñun loolu lañ jàpp ndax Asifor ba mu fi nekkee 1 million 300 1 million 400 2 millions mos fa àgg ñun bañ ko jëlee 5 mois ñuy fay loolu ñu ñëw ba ci mois de mai ñu ni kat loolu normalatul da ngeen di fay ay 2 millions 800 3 millions 700 ñu ni kat lii moom il faut que ñu toog xaar ba ngeen réglé ko ñu leen koy doog a fay foofu jaar nañ fa ak ñoom
bu fekkee forage bee lañ ci daan fay mooy 2 millions 800 ak 3 millions 500 facture yooyu ñoo ngi ñu koy indil ñoo ngi koy fay yooyu moom ñoo ngi koy fay normalement moratoire bi it ba ñuy bind suñuy lettre nee nañ leen bu fekkee facture yooyu ngeen ñuy indil ay 3 millions ci bële ak 3 millions 500 bii nii danañ dem ba moratoire bi ñun dootuñ ko mën a fayan loolu il faut que mu leer wax nañ leen ko bindal nañ leen këyit ni leen moratoire bi bu fekkee facture yi noonu lay continuer moratoire yooyu noonu duñ ko mën a fay boole kook suñuy facture yi nga xam ne moom la ñuy fay fin du mois ndax kat bor ya nga xam ne Aquatech teg nañu ko ñun ñuy fay suñuy facture ba pare di fay ci bor boobu buñ demee ba mënatuñoo fay ci ñaar yooyu la ñuy tànn moom mooy facture yi nga xam ne ñun ñoo ko consommé loolu it wax nañ leen ko léegi nag ñu gis ni waa Senelec ñoom ci yan tànk lañ taxaw mooy tànk bëgg ñoo galgal il faut que mu leer ndax li ñu bëgg moom mooy njatt ñu xoj ñu ba nga xam ne dootuñu mën a fay ñoom ak ñi nga xam ne ñoom la ñu lëkkalool ñu ñëw nanguwaat forage ñun loolu lañ gis suñu gis-gis suñu seeni pexe ñun loolu lañu gis moo tax nag ñu ni mbir mi nekkatu suñuy mbiri bopp ñun la ñu waroon def nañ ko wàccoon nañoo askan wi man buy gars yi wax naan sax ay defet ak yooyu man gëw ma ni ay defet ñun am danañ ko am ndax fii la ñu toog lu nit mësta xalaat ndax ba ñuy tàmbali ay kilifa ci boppam liñ ñu doon wax mooy kat yéen doo leen dem fenn ndax état ngeen di xeexal loolu la ñu daan wax ay kilifa ci boppam ba ñu demee ba récupérer forage yi ñoom ci seen bopp toogaat nañu ni kat wax fa dëgg yàlla bi ngeen di doog a tàmbali liñ doon wax moom mooy kat doo leen mës a dem fenn am na ci ñoo xam sax dem nañ ba ni kat gannaaw suba wala weer wi di ñëw danañ leen dugal kaso amoon na fi ndax woo nañ ñu ay yoon fii ci brigade bi gendarmerie ay convocation lu ne li ñu dem gendarmerie jaabante fa moom kenn mënatul xam sax ñaata la man moom woo nañ ma fukki yoon ak juróom waaw muy guddeeg muy bëccëg ak fu ne indi nañ ma convocation ni ma kat ñëwul wuy gendarmerie niñ ma ko defee noonu lañ ko defee comité bi nga xam ni moo ŋànk ndox mi mbir mi nag nekkatu suñu mbir ndax ñun la ñu waroon def moom mooy xeex ba jot ci forage yi def nañ ko léegi nag mbir mi waa Mboro ci boppam ndax yaakaar naa ni man na may amee ndox kenn ku ci nekk noonu ngay amee ndox facture yi la may fay la kenn ku ci nekk la nga consommé moom ngay fay kon nag ñun ñooy yam kese ci ndox mi kon nag bu ñu xëyee suba ni kat liñ ñu teg ay ndaw lañ ndax bu ñu tollee fii nii sunu mag ñi ak sunu papa yi la leen waroon def nañ ko ñun ndaw ñi nga xam ne ñooy ëllëgu réew mi ëllëgu dëkk bi ñun la bu ñu demee ba toll fii war nañu marqué sunu passe histoire Mboro mooy li ñu ci dugal ñu dox ko ba mu yegg si fii kon nag moo taxit tey jii ñu ni dañ leen di defal état dañ leen di defal bilan boo xam ni kenn ku ci nekk booy dem da nga dem yóbbaale loolu bi ñu demee ba gis ni nag Senelec lim ñu teg jaaduwul tamit li ñu def moom mooy ku ne xam na ni solaire dëkk bi sax commencé na ko am ak yeneen dëkk ñu ne li ñuy def moom mooy jéem a fexe ba suñu digganteeg Senelec maanaam nañ jéem a fexe ba Senelec moom li ñuy consommer ci moom ñu wàññi ko nan lañ koy wàññee mooy nañ jéem a fexe ba am suñu solaire projet solaire bi nag def nañ ko defal nañ ñu ay devis ñuy sant bu baax Baye Moussa Ba ak Ndiaga Diop ñi nga xam ni bi ñu génnee ci tabaski gi ku ne xam na ni tabaski bi xaw naa manqué ndox tuuti li ko waraloon moom mooy dañ doon changer ay pompe forage F1 bi Moussa Ba ci boppam moo ñu jox pompe bu bees tàq bu kenn dajjiwul nu ñu dugal leen ko Moussa Ba nañ koy sant bu baax a baax te koy ñaanal nag waaw moo ni jël leen ko dugal ko heure boo leen mënee fay ngeen fay ko loolu la ñu wax kon dañ koy sant bu baax di ko gërëm te it taxaw na ngir sax 3e forage am ci Mboro moom Moussa Ba taxaw na nee na bu ñu demee ba yëfi officiel nee na pare nañ pour liggéey ak ñi nga xam ne ñoo fi yore ndox mi pour ñu mën a taxawal beneen forage ngir rek Mboro génn ci ay jafe-jafe kon nag yaakaar naa ne ndox mi boo ci naanul mënoo xam liy metti waa Mboro kon nag nañu jéem a fexe ba Mboro lii ñu yoral sunu bopp nañ ko téye mu gën a dëgër mën nañ ko waa Noto de tey ci suba rek daje na ak responsable waa Noto ba fi ñuy wax ak yéen nii Aquatech duggagu fa ñëw nañ fa ay yoon essayé
ak Kayar essayé nañ saa su ne ñëw indi ay gendarme indi lépp waa Ñootoo ak Kayar taxaw ni du ci dal te ñoo ngi gérer seeni forage bu baax a baax a baax a baax di def ay bénéfice di jéem a indi sax yeneen i xalaat ak yeneen i gis-gis kon nag loolu incha allah loolu la ñuy woo waa Mboro bu ko defee kenn ku ci nekk boo déggatee ni kat ñoo ngi woote ci ndox mi nga génn xam ni mbir mi sa mbiri bopp la du mbiru ñi nga xam ne ñoo ŋànk comité bi te loolu mooy point bi nga xam ne ci lañ bëgg a jëm ndax ku ne xam na tey jii bu problème amoon bismillah tey jii bu problème amoon ci forage yi bu problème amoon ci forage yi yaakaar naa am na ñu ci bëri fi toog fii nii kenn du leen woo de kenn du leen woo de yaakaar naa bu problème amee ci forage yi pompe daanu ci biir wala courant coupé wala man dem naa sax ba ak ñi may kii bu courant coupé sax dootuma ne la wati ndax sama fit wi yëpp damay xam ni ndox du am tey te nit ñi danañ la woo dagg say naaw sonal la ni la kat ndox mi fu mu toll nga naan rek waaw courant moo coupé afa am pompe bu ñuy dugalaat metti na trop ba tax na ñu ni responsabilité boobu ñu amee woon muy problème bu amee ci ndox mi ñun ñi nga xam ne ñoo ko doon xeex donte nag moomuñu ko waaye problème bu amee ñun la ñuy interpeller lu neex bu ci amee ñun ñëpp ñoo koy àndandoo bokkandoo ko ndox bu dee am saa su ne di walwali ñun ñëpp ñoo koy àndandoo bokk ko waaye problème moom bu amee ñu ne kat waaw yéen da ngeen ni woon kat ak waateeg moom mënul dara yéen a mën waaye yéen moom ni ñu leen gisee moom wax fa dëgg yàlla doy na waar kon nag ñu ni lii dafay jar ñu woo waa Mboro xamal leen ni ñun ñoo ko bokk comme ñoo ko bokk nag nañu dégager ay personnes yoo xam ni yu wóor yu am xam-xam yoo xam ne buñ leen fi tegee danañ doxal bu ko defee ñun ñu dem ci yeneen problème ndax Mboro li koy metti bari na li koy metti bari na la koy metti bari na te li ñu gañee combat bii nii am na yeneen combat yu ñu war a songu gañe ko di ci woo ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi ci baas bi ñoo ngi lay woo ak képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kaddu ak képp koo xam ne di ñu dégg wala kaddu yi dana yegsi ci yow Mboro ñun ñoo ko mën a defar jàmbur du jóge mukk ca àll ba di ñu ko defaral kon nag buñ ko xamee ñun ñooy takku laxasaayu liggéey ko lépp lu ñu gis ne lii war nañ koo def ñu def ko lépp loo xam ni war nañ koo defar ñu defar ko kon nañu xam ni projet panneau solaire yi mi ngi fi bu fekkee ci forage bii defal nañ ñu devis bu 16 millions nee nañ 16 millions moom moo koy defar bonne volonté yi ñi ngi leen di jokku kilifa diine yi kilifa aada yeeg ñëpp xeebuñu dara yéemuñu dara lu ci waay am na ko ci dugal bu ko defee ñu mën a fexe ba taxawal ay panneau solaire bu ko defee sunu digganteeg Senelec wàññeeku bu fekkee ci forage bee 21 millions la ñu defal devis bi waaye lépp lu mu ci doon dañuy dox ndànk-ndànk ba installé benn bi jublu ci beneen bi te jàpp naa ni kenn ku ci nekk Mboro bu ci kenn ku ci nekk joxe woon 100 francs ndax fi mu toll nii toll nañ ci 40 000 habitants 100 francs donc benn bopp Mboro waa bu ko joxe woon danañ mën a am li ñu bëgg waaye nag kenn ku ci nekk da lay jaral lan la jaral maanaam kenn ku ci nekk war na koo xool ndox mi man lan la ma jaral ndox mi nekk ci loxoy waa Mboro lan la ma jaral est-ce que jaral na ma jël sama 1 franc dugal ko ci kon foofu rek laay tënkee liggéey bi moom mooy jéem a teg fi ñoo xam ne ñooy yare ji ndox mi bu ko defee ñun ñu nekk ñoo xam ne ñooy superviser waaw kon ñu ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk rek ku bëgg a jël kàddu waaw jël ko bind ko waaw Abdou Karim Diouf Ndioufène bismillah kàddu gaa ngi nii bismillah
bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax. maanaam wax nag fekki muccul. maanaam li nga wax nii li ma ci doon wax rek mooy te am nga sax loo ci junj. maanaam table salaire yooyu nga wax ni xaw ma 16 millions lañu wax ci forage bi. maanaam bu fekkente woon ni defal compteur bu ne joxe junni. damaa jàpp ne bu ñu amee ñetti junni compteur dina nekk fukki million ak juróom su ma xel lu kalkin leneen adee am sax ñeneen ñu am lu ëpp loola def ko ci nun de ndox mi jaral la nu ne Njuufeen laa dëkk wax dëgg yàlla bu ñu gasee juróom-ñaari mètre mbaa juróom-ñetti mètre gis ndox waaye ndoxum forage dafa bëriwul ndox mu yamal ba tax na fi mu ne tembe nun ci man di am wax dëgg yàlla moonu gënal depuis xeex bi tàmbaleeg léegi ba ma ñëwee fii fekk naa ñii fee kere ba ma leen joxee sama kayit facture bi ñu ma mujj a bindal dañu ko bind ba ngeen ne kenn fay dañoo bind facture ñaari junni ak juróomi téeméer juróom fukki dërëm sama doom wax man ko deesu ko fay mu rocceeku dem fay ko bañ bindaatee facture ba ca dolli juróom benn junni la ak juróom ñaar téeméer ma ne ko am mun ma bàyyi lii nag man ko téyel yaay fayen booba mu delloo ma ko ma denc ko ba mu ba fee na mag ma teg juróom benn junni ak juróom ñaar téeméer depuis bi ngeen tàmbaleeg léegi ñetti téeméer juróom fukk laay fay tey ji laa am facture ak juróomi téeméer tey muy facture bi ma fayagul depuis ma wakuwaateeg toog ak léegi te musuma fay lu mat loolu 900 francs loolu laa daan fay bañ toogagul bi ñu toogee dem ba junni ak juróomi téeméer ñaari junni ak loolu ba dem ci juróom benn junni ak juróom ñaar téeméer ker andi naa facture bi fii wan naa leen ko dagg na kayit ba ma daggan junni ba ma nga fee buñu ma laajee ma ngi sama saak man kayit junni ba man damaa dagg ker junni fii buñ defaatan noonu tamit li ngeen di xeex dina gën a jàppandi ndax yoonu ndox de képp koo xamante na koo dagg yóbbu ko fi bërëb mu borom di ca jariñu suñu borom deel tabax njëndi àjjana loolu suñu borom moo ko wax képp koo xam ne nga wut yoonu ndox woo xam ne nit ñi mën nañ caa jariñoo nee na dee la tabaxal njëndi àjjana kon kooku amul lu mu jërul kon loolu wax sama wax daal gudd gàtt nii la fi ma doon laaja tamit mooy dafa am ñu nekk Njuufeen bëgg ndox seeni kër amul ndox dañuy ñaani ndox amul facture ba compteur ba léegi ba ko waateeg toogee la ñu teg attanuñu ko mënuñu ko koy loolu ñoo ngi leen koy wax su fekkente ni départ nañ ko nañu wax waa Njuufeen ah mbaa ngi wax ñu nañu moo nga commencé waat di lijjanti damaan yi ñu def di def damaan la ca yoon wax ñu def ko loolu mooy samay wax wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf kàddu yi am na solo waaw li ma ciy tontu rek moom mooy wàllu demande yi lay wax yaakaar naa am na ci ñoo xam ne ñu bëri def nañ seen i demande bañ indi leen installé leen ay compteur ñaata lañ koy defee ak waate ku ne xam na ni ñaar fukki junni ak ñaar la ko daan defee te sax sa compteur ñoo ngi koy branché ci 0 ba 20 mètres bu ëppee 20 mètres lépp lu ci tegu yow yaa koy jënd ñun pour wan leen ni askan wi la ñuy liggéeyal ba ñu dikkee ñaari junni la ñuy laaj mooy adhésion bi ñaari junni ngay dem ci forage ba def sa photocopie carte d'identité bind ci sa numéro téléphone jarul bind ay demande ak yooyu bëgg naa compteur ak yooyu jarul bind demal yóbbu sa photocopie carte d'identité ak sa numéro téléphone ak quartier ba nga bëgg ñu defal la fa branchement joxe ñaari junni ñu yabal plombier mu ñëw defaral la devis mooy matériel bi ngay jënd ñun duñu jënd devis duñu jënd matériel pour transparence wane ni li ñuy def lu leer la dañ lay bàyyi ak devis bi nga dem jënd sa matériel na nekk nag matériel bu baax ndax lépp lu ñuy def ci biir réseau bi dafa nekk matériel bu baax boo ko jëndee ba noppi nag ñu indiwaat plombier bi moom mu defal la branchement loolu nag de 0 à 20 mètres waaye bu fekkee dafa war a ëpp loolu kenn ku ci nekk xam na ni extension lay laaj maanaam dugalaat ay tuyau bu boobaa nag yow yaay jënd loolu kon daal ndox mi boo bëggee mu yegg sa kër fa tuyau ba toll ba sa biir kër lépp yow yaa koy jënd sa responsabilité la nekk ñun 10 000 francs ngay ñëw inscrire ñu defal la branchement kon ki ñuy joxaat kàddu gi moom mooy Amadou Sy anamu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam yéen comité pilotage bi maa ngi leen sant bu baax ci seen liggéey bu rafet bi dama am li ma bëgg a laaj ci tuuti rek ci leeral nag Aquatech 57 millions bi ngeen wax bay na ko fii
ci ndodd waa Mboro est-ce que da nga leen di bàyyi rek ñu dem comme ça wala da nga leen di poursuivre en justice wala dara loolu laa bëggoon laaj voilà bu loolu jàllee proposition yi ngeen di wax pour solaire bi kooku moom ànd naa ci lu baax la nañu defaat comme li ñu defoon 5000 francs par compteur wala 10 000 francs loolu baax na loolu rek laa bëggoon leeral jërë ngeen jëf merci. waaw pour tontu ci loolu rek mu gaaw leer yaakaar naa Aquatech ñun ba ñu tàmbalee xam na ni Aquatech du fay dara waa Senelec biñ njëkkee wax ak moom 15 millions moo nekkoon seen bor boobu yàgg na mois de février 2020 la woon tabaski daaw waxuma bii passé de daaw coupé woon nañ leen courant mi ngi tolloon ci 25 millions biñ demee ci mois de août ñu coupé waat leen courant mu toll ci 31 millions ba bi ñuy jël forage yi la toll ci 57 millions def nañ ay plainte pour loolu waaye nag koo xam ni consommé wul sa ndox sa courant moom ñi ngi topp daal justice lum ñu may ñu jël waaye Aquatech moom dóor nañu marto loolu lañ mën a wax dóor nañu marto ndax kat bu fekkoon facture boobu noonu ci turam la nekk yow di nga ko mën a topp mais facture boobu ci forage de Mboro la ko consommé moom moo tax Senelec it moom it mënu koo topp moom mu tax mu teg ko ci suñu kaw kon donc li nga proposé it am na solo muy 5000 francs wala 10 000 francs keneen koo xam ne am na ci proposition ba pare it xalaat ñi nga xam ne ñoom lañ fiy teg loolu it lu am solo la boobu nañ koy bàyyi waale xel kuy jël kàddu it xam ni loolu na ci waxaale. boo yilifee lu toll ni ab commune lépp lu ca ne problème bu ca manti am ëllëg yow la ñuy convoqué laaj kon nag déjà présent ndaxte fi mu ne nii tey ñii ko yor bu ñu xëyoon ni fépp dem forage bi na fi taxaw ay fan de ca fan yooyee day répercuté ci ki yore mairie bi muy maire bi parce que waa dëkk bi dañ ko wax lu ne kon nag bala ñoo yegg foofa nañu toog xalaataat seet nu ñu ànde bien sûr au commencement Senelec doon na def wiki mais ba mu demee ba ci biir mu am yu muy def est-ce que loolee Senelec la en partie wala lan la parce que Senelec je crois que amul benn intérêt di faire ab clientam di ko teg yenn yi war nañoo seet la ca biir parce que li ngeen ma wax ci facturation bu la fois passée bi ngeen fa ñëwee ak li ngeen daan def ak moratoire yi ñuy dindi ça veut dire quelque chose boobee nag ñun ñëpp war nañ cee taxaw seet ba xam lu tax Senelec di def nii parce que du yéen rek de ñun ñi da ngeen ni woonu ànd ak yéen ñu seet parce que ay responsable lañ ci dëkk bi nous sommes des délégués de quartier lépp lu nga xam ne ñu ngi koy teg Mboro war na noo xam li ñu koy teg lan la nu xam nu ñu cay taxawee waaye buñ ci dégg dong di des dégg nga léegi nag man li ma leen di ñaan mooy il faut ñu dajewaat def réunion extraordinaire defe ko ci mairie ba convoqué sous-préfet convoqué maire ñu seet nu ñuy doxaleen ndox mi une fois pour tous parce que buñ ko deful jëf yi day parce que am na ñoo xam ne du ñu nangoo sax fay lu tax du ñu nangoo fay parce que gis nañ ni côté maire àndu ci loolu dong la mais bu fekkoon côté maire ànd ba nga xam ne bu ñu demee gendarmerie nga mën pression dañuy fay mais manuma nungu mukk ab jullit ni damay jàpp ci ndox mu ma leewul ab jullit di naan ci ndox mu ko leewul am jullit ni allahu akbar ba noppi wóor na la ni yaa ngi yore xaalisu jàmbur fële ndox mi nga jàppe loolu la ne nañuy xalaataat nañuy lewal li ñuy def man daal li may ñaan mooy Mboro jàmm laa fi bëgg li ma leen di wax fii laay wax mairie ba laay wax sous-préfet laay fu ma mën a dem loolu laay wax Mboro moo nu intéressé lépp lu nga xam ne nii mën nañoo fexe ba yëpp nekk benn parce que nun vraiment sunu forage bii bokk te yeneen forage yi de yi président di wax ni yooyu doxuñu yi bii bokk ci bii dañoo dox ba desal la preuve en est que yéen wax ngeen ni am ngeen ci restant budget kooku kay ku yàq du ko def kon nag nañ ñu accompagner lépp lu nga xam ne nii maire war na koo def bëggoon na koo def mënu koo def nanu fexe ba saisir leen à la mairie waxtaan ak ñoom buñ leen convoqué bu fekkee nun noo ca ànd
population bi ànd bu ñu leen convoqué amuñu droit bañ a ñëw dañuy ñëw parce que nun lañ fi nekkal man daal rek laay ñaan ñu daje fa boole yëpp muy benn ñu liggéey Mboro dem ca kanam wasalaam.